fële sa Yeumbeul Sud benn ndaw bu ñu naan Djibril Diaw di coordonnateur PLD fas yéene ñëw jàppal li nga xamante ne moom mooy waa Yeumbeul Sud defaral leen li nga xamante ne moom mooy ñaari borne fontaine benn bi moo ngi ko def fi nga xamante ne moom mooy si jumaay Laayeen bi beneen bi mu ñëw def ko si école Momar Khady Diop nag ñu wëyaloon li nga xamante ne moom mooy première pose pierre bi. damay présenté ci turu Baba Ndiaye di wax ci turu Tesco entreprise di wax ci qualité en tant que chef d'entreprise bi. juste rek ma présenté leen li nga xam ne moom lañ fi waaj a def lii benn borne fontaine moderne lañ koy wax borne fontaine yi nga xam ne moom moo nekk ci yeneen écoles yu mag yi li nga xam ne day mun a permettre élèves yi ñu mun a am accès ci ndox mu sedd en même temps aussi ndox bu ñuy filtré dégg nga comme ni ko yeneen écoles yi di defee borne fontaine bi c'est juste rek dafa ñëw fi nga xam ne élèves yi soxla nañ ko. danañ ko def ci yenn écoles yu mag yi ci mel ni ay Saint-Michel Saint-Maïdane mais quand même dañoo gis ne ak seen bailleur dañoo gis ne tey population Yeumbeul bi bokk na ci population bi nga xam ne moom moo ko gën a soxla population bi nga xam ne moom moo ko gën a soxla tey borne fontaine bi su ñëwee dafa ñëw pour dimbali du rek élèves yi population beeg enseignants yi au lieu que ngay dem jënd beneen ndox boo xam ne dañ ko filtrer mu sedd fii da lay jox ndox moo xam ne eau naturelle la boo xam ne dañ koy filtrer ba mu set. seddal ko ba mu sedd jox ko élèves yi ñu naan ko fontaine la bu dul jeex nag ndax dafa am réservoir am bu autonome boo xam ne 3000 litres la ak système flotteur système boo xam ne xale bu ci root kaas day rempliraat kaas yi bon xale mun nañ ci yendoo naan suba ba ngoon te ndox mi du jeex heure boo ubbee da lay jox ndox mu sedd loolu mooy njëriñu borne fontaine bi borne fontaine bi nag valeur bi 3 millions la par borne fontaine 3 millions la par borne fontaine ñun suñu partenaire bi ñu naan Djibi Diaw moom moo ñu jege si wax dëgg neex yàlla fay 6 millions pour ñaari borne fontaine déjà benn bi commencé nañ travaux yi muy bu jumaa bi boobu jumaa travaux yi commencé na sori bii aussi dès maintenant suñu paree léegi incha allah dañuy commencé travaux yi dès tey durée travaux yi maximum 15 jours la ñu livrer leen seen i caabi bu soobee yàlla loolu laa amoon li ma ciy leeral. jërë ngeen jëf. mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim man maa ngi tudd monsieur Kandji Massey je suis le directeur de l'école Momar Khary Diop et en même temps le président du CODEC c'est-à-dire le président des directeurs d'école de Yeumbeul Sud maa ngi fii sama wet ak monsieur Tunkara mooy directeur monsieur Anta ci turam ak turu yeneen directeurs yi ak équipe pédagogique yi ñaari écoles yi ci lay wax di ne yëf yi daf ñoo bett de kon suñu kilifa yi nekk inspection mooy waa IEF yi danañ leen ko yëgal ndax lii lu rëy la ci ñun waaye ki ñu ko defal moo ko bëggee nii ndax nit ku baax la ku simple la kuy liggéey ci suuf te bëggul kenn xamal ko lii presque valeur 3 millions la moom muy doomu Yeumbeul di ressortissant école Momar Khary yaakaar ne am na lu mu war a mën a def ci école yi moo tax mu indil ñu borne bi borne scolaire la day filtrer ndox mi xale yi di ci mën a naan te du suñu fay facture ndox kon loolu lu rëy la surtout moment bi mu ñëwee ci moment Covid bi nga xam ne lépp dafa war a set ndox mi doy voilà loolu la tey ñuy def première pierre bi di ñaan yàlla ñu commencé ko ci bisimilah rahmaani rahim terminé ko ci alhamdulilahi rabbil alamin itam rek kooku amoo fayam donc ñun tey bu ñu ñëwee pour poser première pierre bi mu nekk benn borne fontaine solaire indi ko Momar Khary Diop c'est parce que ñun fii lañ juddoo fii lañ yaroo fii lañ màggee école bi moom moo ñu defar tey lu ñu mën a am si àdduna tey école bi c'est grâce à cette école parce que tey c'est une éducation de base depuis bañ nekkee xale ba ni ñuy génnee fi di dem collège école bi moo ñu ko formé te éducation de base bu taxawul munoo taxaw fenn fu sotti donc di ñaan yàlla rek li nga xam ne moom la ñu sumb yàlla defal ñu sutura tey yéen école bi dañoo bëgg tamit di leen gën a jàppale si yeneen action yu dul yii parce que je pense que ñi fi jaar yëpp école bi formé na tey élite yi nga xam ne ñu ngi si administration nationale donc tey gëm naa ne bu si ku nekk dugalee sa loxo malgré résultats yi nga xam ne moom la ñuy def muy résultats yu gën a baax tey Sénégal yi donc ñun waruñu seetaan li nga xam ne moom mooy xew ku nekk bu si dugalee loxoom rek yaakaar naa ne incha allah lépp sotti di saluer ñi nga xam ne ñoo fi teew muy directeur école yi nga xam ne ginnaaw yàlla ak yonent bi ñoo ñu yombalal affaire bi parce que dañ leen bett mais ñoom gis nañ njëriñ bi nga xam ne moo ci nekk bon vraiment ñu accompagner ñu te gis nañ ne école rek moo leen ñor
éducation moo leen ñor devenir xale yi moo leen ñor donc di leen si gërëm di leen si sant di sant aussi délégué quartier yi di sant aussi monsieur Babou moom mi nga xam ne depuis le début ba léegi moom moo may teetey te moom nee naa ko moom tant que mu ngi sama ginnaaw rek man amul lu may ragal donc di leen gërëm di leen sant te vraiment di ñaan yàlla rek yàlla defal ñu si barke Mouhamed bi ak ñi àndal ñëpp di wax ci turu délégué de quartier yëpp ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp lii ñu fi am tey nag lu rëy la ci dëkk bi lu rëy la ndax école dañoo jàpp ne école kuy jaamu yàlla fi la nga war a tàmbalee ndax xale yu ndaw yoo xam ne mu seen bopp daal ne ci école bi war a mar naan dinañ naan ndox mu sedd ci jàmm ak saam ndox mu filtré wu kooku mënuñu am fayam ñu ciy kontaan nag ñun waa dëkk bi yëpp ndax yi ko fi indi doomu dëkk bi la ci dëkk bi la dëkk muy Jibril Diaw jànge ci école bi dem yàlla may ko teraanga bu xalaataat école am dellu si fi indi ko def ko ci école bi kenn mënu koo fay Jibril Diaw ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy sant ñu ngi koy ñaanal yàlla lu mën yàlla na ko yàlla yokk parce que nag jafe na nit dem am teraanga am tedd xalaataat dellu fa mu jóge woon kon vraiment Jibril Diaw ñu ngi koy jant di ko gërëm bu baax a baax ci turu waa dëkk bi yëpp ci turu équipe pédagogique bi fi ne yëpp ñu ngi ko ci gërëm ndax équipe pédagogique bi ñoo ko produire ba tey mu am teraanga bi ñëwaat defal leen ko kon ñu ngi ko ciy gërëm bu baax di ko sant bu baax a baax